بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يونكي sous l'orage moo ko bind Seydou Badian malien la sous l'orage kon dafa def li ñuy wax balaaxa li ngeen wax ci balaaxa istaara wala majaz maanaam dafa jël ab baat boo xam ne da ciy wundu leneen te baat boobu nag boo xoolee am na lu muy tekki mooy l'orage mooy tekki taw bu baree bari bu ànd ak ngelaw moom lay l'orage di tekki l'orage mooy taw bari bu ànd ak ngelaw loolu yenn saa yi nekkin wi ñuy nekkee da koy soppi day soppi nekkin wi du neexeti ndax ngelaw ak taw bu bari day tax nit ñi seen nekkin day xaw a am nu mel léegi nag mu def istiaara pour wane ne gone yi jàngi woon bi ñëwee jàngi ba ñëw dañuy wuute gis-gis ak mag ñi fi nekkoon mag ñi jàngul li xale yi jàng dañuy wuute ay gis-gis dañuy wuute ay doxalin dañuy wuute ay defin su ko defee nekkin wi day xaw a wuute tuuti am rëj-rëjloo dañuy tubaab bi wax conflit de génération day am génération yi dañuy am conflit dañuy am ay tendance léegi nag moo tax mu àbb baat bii wane ne nekkin wii nii li muy yóbbee nit ñi nekkin wee tamit loolu la yóbbee nit ñi waa de moo tax mu tuddee ko sous l'orage ki ko biir mooy Seydou Badian ak ñu ñëw ci roman bi dugg ci biir page 12 13 foofu la roman bi tàmbalee 13 bismillah mu ne ce jour là mooy ca bis booba noona bokkut ak ce jour-ci su ma ne woon ce jour-ci mooy bis bii nii si mooy lu ma jege là mooy nee lee ce jour-là ca bés booba noona le père Benfa s'était levé plus tôt que de coutume le père Benfa Baye Benfa s'était levé jugoon na plutôt gën gaa teel que de coutume comme ni mu aada woon le père Benfa s'était levé Baye Benfa jugoon na plutôt gën gaa teel que de coutume comme ni mu baaxoo woon comme nam baaxee woon comme nam aada woon comme nam aadee woon d'accord coutume kon mooy aada coutume mooy baaxoo woon ab baax loo xam ne ko baaxa du ko def léegi nag bis bi nag moom kon istisna ni yan exceptionnellement daa teel a jug ndax li ko waral mooy daa am lu ko occupé xel mi ba tax mu teel a jug te tëyu ko loolu lay melal nag moo tax mu ne bis booba noona Baye Benfa teeloon naa jug nu wuteeg nam daan def le père Benfa s'était levé plus tôt que de coutume il était debout jugoon na avant les premières clartés de l'aube jugoon na lu jiitu avant mooy xabla lu jiitu ceeneer yu njëkk yi suba gi ceeneer yu njëkk yi suba yi lu jiitu loolu jugoon na suba comme tey jii nii ñu ngi julli nangam ay 6h05 mën naa am jamono yi ñuy wax 6h05 6h yooyu noonu léegi suba gi nga ne 6h nga ne suba 6h moom jug na kon bis bi kon 5h te fekk boobu 6h la daan jug bu njëkk ba 6h la daan jug xam ne day jug rek ñu wax asalaatu xayru mina nawmi mu dem julli ji exemple waaye bis bii nag mu daa teel a jug moom d'accord aywa loo tax mu ne il était debout jugoon na avant les premières clartés de l'aube jugoon na lu jiitu ceeneeru njëkk yu suba gi rien dans la cour dara ci ëtt bi ne bouger yëngatuwutoon rien shay'un dans la cour ci ëtt bi ne bouger yëngatuwutoon dara yëngatuwutoon seul lu dul yudul yii daal moo yëngatuwoon yudul yii may bëgg a wax rek moo yëngatuwoon seul da ca def es de ci seul bi nag moo lay xamal nag yii yëngatu nu mu toll su ne woon seul defu cees kon li yëngatu benn lay doon waaye bu ne seul def cees kon xamal ne li yëngatu dafa doon doon ba bari mu ne seul am na lu yëngatu yuy yëngatu mooy yan de temps en temps yenn saa yi bruissé ay xob yu yëngatu joxe bruissé mooy bruit moo lu joxe yëngu bruissé doon na yëngu les feuillages ay xobu du petit manguier garabu mango gu ndaw gi garabu mango gu ndaw gi daal ñoo doon joxe ay bruit ñoo doon joxe ay yëngatu
bruissé doon na yëngatu les feuillages xobi du petit manguier xobi garabu mango gu ndaw gi les feuillages du petit manguier xobi garab mango gu ndaw gi non loin du puits soriwutoon teen bi waaw loolu doon yëngatu lu tax mu war a yëngatu ngelaw lee ko yëngal wala picc yee ko yëngal mi ngi koy laaj de picc yi nga xam ne bu guddi jotee dañuy sàmm seen tàgg yi seen doom yi nekk bu fajar jotee ñu yëngu ndax ñoom ñoo yëngal xobu garab yi wala ngelaw li suba teel boobu di doog a am moo yëngal xob yi loolu la bëgg a laaj moo tax mu ne était-ce le vent ndax ngelaw li la woon ou des oiseaux de nuit wala picc yi guddi gi ngelaw li moo doon yëngal loolu di yëngu wala picc yi guddi gi la mu ne il est difficile de le dire jafe woon naa wax jafe woon na nga tàqale ba xam picc yi guddi gi la wala ngelaw li la le père Benfa baay Benfa s'installa féete woon na nekkoon na waaw da ngay dégg ñu ne la yow installé wu booba tey nga ne waa installé wu naa fii mooy féete naa fii nekk naa fii waaw le père Benfa s'installa nekkoon na féete woon na sur le petit Tara ci basangu ndaw gi nekkoon na ci basangu ndaw gi féete woon na ci basangu ndaw gi kii basang gi nga xam ne dans la journée bu bëccëg jotee porté day gàddu les calebasses de maman Tene legeti yaay Tene danaan bu bëccëgee basang googu la ñuy jël tàllal ko teg ci legeti yaay Tene kon père Benfa dafa dem toog ca basangu ndaw googu nga xam ne bu bëccëgee day gàddu ne legeti yaay Tene le Tara était mouillé basangu ndaw gi dafa tooyoon le Tara était mouillé basangu ndaw gi dafa tooyoon mais le maître de la maison waaye borom kër gi nii fii guère attention defu ci bàyyiwu ci woon xel le verbe faire lañ conjugué foofu au passé simple verbe faire attention mooy def ndànk bàyyiwu ci woon defutoon ndànk bàyyiwu ci woon xel verbe faire attention comme je fais attention wala faites attention def leen ndànk ma joxe ndigal ne def leen ndànk faites attention wala faisons attention nañ def ndànk y a beaucoup de bruit faisons attention nañ def ndànk y a beaucoup de bruit wala faisons attention en traversant la route nañ def ndànk bu ñuy jéggi tali d'accord nous devons faire attention quand nous voulons traverser la route saa ñu bëggee jéggi tali bi nañ def ndànk kon donc faire attention may def ndànk léegi nag mu ne la le père Benfa baay Benfa toog na ci basan boo xam ne tooy na waaye bàyyiwu ci woon xel nii fii guère attention bàyyiwu ci woon attention bàyyiwu ci woon xel kon verbe faire lañ conjugué au passé simple ni fii guère attention defu ci woon ndànk bàyyiwutoon xel il était si soucieux daa nekkoon di xalaat bu baax a baax loolu taxoon bàyyi ci woon xel nekkutoon di bàyyi xel ci basan bi tooy mu ne basan bi daa tooy mu jug gaaw bala tooy lii rek waaye dafa ci ndànk bàyyi ci xel ndax xalaat bi xel mooy nit xel bi nekku fi kon donc il était si soucieux ndax daa nekkoon ci xalaat bu sore bu xóot il était si soucieux toute la nuit guddi gi yëpp il s'était tourné daa nekkoon di wëlbatiku et retourné di wëlbatiku waat guddi yëpp daa nekkoon di tourné ak di tourné waat lu ko waral fan la doon tourné sur sa nag ci basangam gi sans pouvoir dormir ludul muy mën a nelaw sans pouvoir dormir pouvoir mooy mën sans ludul biduni an yastatia an yanama biduni ludul muy mën a nelaw sans pouvoir dormir comment aurait-il pu fermer les yeux naka lay mënee tëj ay bëtam avec de tels projets ndax mbébét yu réy nii ni mbébét yi toll naka lay mën a tëjee ay bëtam ak mbébét yi ni mu toll comment aurait-il pu fermer les yeux avec de tels projets naka lay mën a tëjee ay bëtam ak mbébét yu guddee nii mbébét yu réy nii non déedéet cela n'était pas possible loolu mënutoon a nekk yenn saa yi nga mbébét bu sore mbébét yu kawe ba mu tere laa nelaw
comment aurait-il pu fermer les yeux naka lay mën a tëjee ay bëtam avec tel projet ak mbébét yu rëy non déedéet cela n'était pas possible loolu mënutoon a nekk le père Benfa Baye Benfa se voyait gisoon na pour une semaine lu tolloog benn semaine rek au moins gën ngaa néew gisoon na ci boppam ne lu tolloog diir benn semaine rek gën ngaa néew le premier personnage du quartier mu nekk nit ki ëpp dayoo ci quartier bi nekk daa am Abrahima ñu ko war a jox ñu ko war a yëkkati ci quartier bi ne mag mu fonk démb mag mu fonk maam ñi mag mu fonk cosaan mag mu bàyyi xel aada ndekete war nañ ko am luñ ko jagleel loo xam ne ñëpp a ciy ànd Père Benfa kon ndekete ce voyage dafa war a gis pour une semaine du tolloog ab ayu bés rek au moins gën ngaa néew le premier personnage mooy ku am ab taxawaay bu mu taxawee ku am lu muy liggéey ku am lu muy def mooy personnage dégg nga le premier personnage mu nekk nit ki ëpp dayoo ku ëpp taxawaay ku ëpp lu muy yëngu-yëngu ku ëpp lu muy def ku ëpp rôle yu muy taxawee du quartier ci quartier bi te loolu benn semaine rek la ko war a nekk ci looloo koy xalaat loolu ko ndax ku la sas rek yan na la soññ na la kon nag loolu moo koy xalaat mu ne il était plus loin soreetul le jour bis boobu noonu soreetul il était plus loin le jour bis boobu noonu ñu war koo tax raaya bis boobu ñu war koo way bis boobu ñu war koo jékkati ay dara jaam bis boobu soreetul il était plus loin soreetul le jour bis boobu noonu où les ayet bis bi nga xam ne géwél yu mag yi ayet mooy géwél yu mag yi ñu dàq way ñi nga xam ne ñoo doon way Sorano ñi nga xam ne ñoo doon way ci bërëb yi gën a kawe ñooñu noonu ñoo ko war a way les ayet mooy ma ngi tudd kenn nag dégg ngeen waaye xam ngeen rek ñu wax ñu gën a ëpp maanaa xam ne bu la ree way moom ñëpp xam ne way nañ la daal si ma léegi ma siiw ñooñu lu nga xam ne bu ma tuddoon nii léegi ma siiw ndax kooku ñooñu ñu woyee kenn daal waaw loolu ñuy wax les ayet ñi nga xam ne ñoo gën a siiw nii imagine su dee si bu doon wax jaga juma léegi ba doon dara su dee si xoolal bi mu jàngee si ndii rek ñu bëree ko partagé ñu ci YouTube bi su dee si xam nga jàng na si ndii na waxoon sama tur rek di ko woyoon nii rek ndax jaga juma non ko doy rek milliardaire les ayet kon mooy ñi gën a mën a way les plus populaires ñi gën a siiw les plus recherchés ñi gën a gëstu ñi gën a gëstu le centre dinañ ko way il serait dina nekk leur point de mire seen cible dina nekk seen cible seen ki ñuy dàq moom rek la ñuy way moom rek la ñu fas yéene way incha allah on parlera de lui danañ wax ci moom on parlera de lui dinañ wax ci moom kon moom mooy doon seen cible mooy doon seen miir waaye on parlera de lui dinañ wax ci moom on parlera de lui dinañ wax ci moom lu mu ci dagaat on dirait les louanges de ses parents dinañ wax ay jollere ay mbokkam dinañ de ses pères on dirait les louanges de ses pères dinañ waxtaane ay jaloore baayam on dirait les louanges de ses pères dinañ wax ay jaloore baayam dinañ ko wax bis boobu ay jaloore baayam kii de baayam moo mën a alxuraan kii de baayam moo jëloon léegi di ca nangam kii de baayam moo jëloon gaal gi ca nangam kii de baayam moom doon dagg bu mu gàcce yi loolu neex na de on dirait les louanges de ses pères dañ wax ay jaloore ay baayam loolu tuuti de moo tax mu ne on parlera de lui nañ wax ci moom on dirait les louanges de ses pères nañ wax ay jaloore baayam ba pare tamit moom mooy nekk cible mooy nekk miir bi mooy nekk koo xam ne moom la ñuy dàq bokkut ak miir bii di nga xam ne nag moom moo la ñuy peinture bokkut ak miir bii de miir bi seen ko bindee MIRE mooy cible mooy nekk seen cible mooy nekk seen jubluwaay ndax ñi ko war a way mooy les ayet les plus populaires waykat yi gën a siiw les plus recherchés ñi gën a nga xam moom ñoom la ñu gën a gëstu ñoom la ñu gën a xam seen i mbir seen i taarix ñu siiw ñi ñëpp ñii dañuy xam seen lépp suñ tukkee sax nit ñi dañu naan tukki nañ bu ñëwee fii ñu ne ñëw nañ fii te man mii mën naa ñëw fi ba dem di nga xam ne ñëw naa fi kon ñu siiw moom gars yi dañ leen bàyyi xel les plus recherchés ñoom la ñuy gën a seet le centre dinañ ko woy il serait leur point de mire dina nekk seen point de cible on parlerait de lui dinañ wax ci moom
on dirait les louanges de ses pères dinañ wax ci ay jaloore ay baayam de ses frères ay magam et de tous ses proches